ba ñu nuyoo mbokki taskati xibaar yi nuyu it ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi teewlu ñu wax que ne mouvement bii di Y'en a marre bii di FDS ak bii di FRAPP ñoom de ñoo dajaloo am njàqare lool ci ni corona bi dellu siwaatee ci Sénégal ci ni muy faagaagalee ci ni muy faatee ak ci ni kaay di yokkoo ñu ne biñ ne première vague am na sénégalais yépp ku ci ne foo munti ne jóg nga la nga am la nga mën la nga xam nga jël ko dollil ko maanaam ministère de la santé walla ñi yore mbirum paj mi ci sensibiliser maanaam yëgale ci yeete ci waxtaan ci dolli masque ci joxe maanaam saabu boobu ñuy jëfandikoo dem na ci sax ba nga xam ne am na si ñun ñu dem nangoo dugg pare toog waxtaan ak Macky ngir rek jàngoro bi jóge fi waaye bi ñu xoolee loolu noonu lépp ñu xëy Macky Sall ak nguuram nasaxal élan national boobu maanaam mbooloo mi Sénégal defoon nekk ab say nekk benn ñëpp d'accord ñëpp ànd votel ko budget wu 1000 milliards jox ko biñ ko saytoo sa njeexital ga mooy ne moom jox na rakkam jox na goroom jox na ay xaritam ku ci nekk ay noos di yaataa yumbe projet ba programme ba nax saay ñu seetlu ne Sénégal gii ñu toll ak jafe-jafe bi fi mu toll ak métit bi fi mu toll ak ñi cimetière yi di feesee ak ñi sénégalais yi tollee ci ab njàqare jamonoy corona ñu ne nguur gi banque na loxoom kenn indeetul ndimbal ndax première vague bi Touba joxe na nangam ci xaalis ay privé joxe nañ nangam ci xaalis ñeneen ak ñeneen indi nañ seen wàll waaye bii yoon dafa mel dafa akum bàyyeeku li ko waral nag mooy na ko nguur gi doxalee moo tax ñun ñi muy FRAPP muy FDS muy Y'en a marre ñu ne kat ñun dañuy jëlaat suñu bopp joxaat ko askan bi woowaat askan bi ci nañu farluwaat nañu respecté waat mesure barrière yi nañu solaat suñu masque waaye nag dañoo bugg bii yoon ñun suñu biir mouvement yi ñu teg ab kuréel wala boog ñu teg ak benn maanaam mbir moo xamante ne danañu permettre fépp fu sénégalais ne nga am ko nga maye masque mbala nga maye loolu ñuy woowee saabu yooyu noonu ñun ñu mun koo jébbal ñi nga xamante ne ñoom ñooy les couches vulnérables ndax biñ ko seetloo ba seetlu ko état du Sénégal dafa seetaan écoles yi dafa seetaan hôpitaux yi dafa seetaan les couches vulnérables ba boo ko seetloo ci biir gox ak goxaat yi ci biir réew mi jafe-jafe bi ma nga fa amuñu masque amuñu dara kon suñu devoir la suñu responsabilité la ñun en tant que ay organisation ñu ne kat dañuy lëkkaloo di woo Sénégalais yi foo leen ci mun ci nekk muy fii muy fële dimbali leen ñu li laay war a sóol yi ñu dimbali suñu bopp ci maye masque ak ci maye li ñuy woowee mooy saabu jooju waaye it di ko exiger état pour que moom ci boppam masque yi nga xamante ne jaratul dërëm na ko état distribuer gratuitement ci marché yi ci hôpitaux yi ci place publique yi ci arrêt car yi ci fépp ak école yi ñu ngi koy exiger mu xool naka la mën a organiser campagne de dépistage mooy maanaam campagne boo xam ne pour càmbar ndax doomu jàngoro mi ngi ci nit ñi wala déet surtout tàmbalee ko ci 3e âge parce que am na solo ñu ne bëgg nañ mu renforcer lépp luy structure maanaam kuréel buy yëngu ci mbirum pàcc ak wér bëgg nañ it ñu jaaree fi nag ñun nag am boog bërëb boo xam ne fa la ñuy defaree suñuy garab ndax it am na lu fi maam bàyyi woon xasum looroog nepp nebak ñoom reeni ak ñoom xas ñu xool naka la suñu scientifique yi xarañ du ñu xarañ ndax corona lu mu jafe-jafe-jafe ñoom def nañ ci ay jéego parce que ñun jaar nañ fa gërëm nañ gërëm bu mag parce que personnel de santé bi ci liggéey bu xarañ bi ñu def ak les maigres moyens maanaam ñàkk gi ñu ñàkk
ay matériel pour mun ñoo aar terewul góorgóorlu nañ lu ñu mën ñu ñaan état ibbi nag bi yoon ñu am suñu yëf bopp defaral suñu bopp suñu garab bu répondre ak suñu exigence ñu ne bu loolu amee bëgg nañ ñu dimbali ñu nga xamante ne ni ay HCCT amul lu njëriñ Sénégal ay CSS xom amul lu njëriñ Sénégal Idrissa Seck dafa ne moom wàllu ji na pour dimbali Sénégal ndax jafe-jafe corona wane ko gerdel sa budget neel budget bi may naa ko waa Sénégal ñu defar ci ay masque defar ci ay sanitizer may Sénégalais yi li laay war a sóoli loolu organisation yooyu amuluñu benn njëriñ institution yooyu kuréel yooyu amuluñ askanu Sénégal benn njëriñ te xaalis bu bëri lañ ñuy dikkee nañ ko fi jaar éliminer moo tax kon nag ba ñu wéyalee suñu woote boobu ñu woo doomu Sénégal gi yëpp ñu ne fii ak ñu nekk fële ci ñu lëkkaloo ñun ñëpp ensemble dimbali les couches vulnérables mooy maanaam ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ci mbirum masque ak mbirum saabu ñu ne ci jamono bii nga xam ne coronavirus mi ngi lëmbe àdduna lëmbe Sénégal ci jamono bii nga xam ne nit ñaa ngi toj ay këru sénégalais ñuy fanaan ci mbedd mi ay famille entière plus de 500 familles mën nañ ko lim ñuy génn ci seen ay kër ci jamono bii nga xamante ne ñi ngi sàcc suñuy suuf séddoo ko seeni biir daggate ko jox ko seeni ñu leen neex ci jamono bii ñuy violer droit wu travailleurs yi fañ leen seen ay salaire ñii ñu dig leen recrutement recruté wuñ leen ñii mënuñ yeggali seen jàng ñii ñu ngi ci jafe-jafe ñii ñu ngi ci loof ñii ñu ngi ci sonn hôpitaux yi amuñu ay jumtukaay écoles yi sonn nañ ci nga xamante ne nii Sénégal maanaam dafa nekk ci yoonu gasax ca la nag ñun ñii constaté ne Macky Sall moom benn feebar moo ko ci dugg muy feebarum bi dal africain yi nga xamante ne ñoo nekk ci ouest bi yépp muy feebarum dictature moom càmbar nañ ko amul corona mais moom virusu dictature moom moo ko dugg moom biñ ko noppee saytu nag ñu ne kon kii jéemuñoo aar ci feebar bii ñu dal mu ñu yokkal ab feebar boo xam ne nii yaakaaroon nañ ne 2011 ñun tàggoon nañu ak moom ndax utum solution moo ko fi teg ci réew mi ñu ne kon moom boo càmbaree ay stratégie dafa jël li nga xamante ne Sénégal moo ko moom muy suñu appareil judiciaire muy maanaam suñu kuréel bi yore yoon def ko ab yatam di direct dóor képp koo xam ne bokk nga ci kujje gi ndax buggul kujje ndax ñemewul kujje moom mbër la moo xam ne day bugg mooy bàkku bëre bi moom day bëre takkandeer moom kese mooy bëre mooy daan mooy gañe bi ñu seetloo loolu ñu ne ah ndax kat am na yu fi jot a jàll ndax seetlu nañ kaawu kii di Karim Wade seetlu it kaawu Khalifa Ababacar Sall waaye lu tax tey nguurub Macky Sall bëgg a profito ci benn affaire boo xam ne ñaari sénégalais la ñoo jote kii jiiñ kii ñu bëgg cee profito fexe ca naka lañ ca mën a def ba éliminer ki nga xamante ne nii candidat la leaderu parti la maanaam aujourd'hui ku mu neex ku mu naqadi ku bëgg ku bañ moom moo sol costume chef opposition mu bëgg fa jaar ci porox ndoll googu profité ko éliminer ko ci loo xamante ne ni affaire judiciaire la waaye nag ñun ñu ne cette affaire maanaam mbir mii nga xamante ne dafa opposé Ousmane Sonko ak Adji Sarr suñuy organisation bëgg nañ mu leer bëgg nañ xam mbir mi nu mu demee nu mu tëddee waaye di ci xel mi tey rek mooy dañoo wóoluwul justice bi wóoluwuñ ko benn yoon ndax du benn du ñaar du ñett du ñeent wane na boppam ne moom justice bu féete la yat la bu nguur teg di dóore kon bi police gendarmerie yónnee Ousmane Sonko convocation moom mu ne demut teg ko ci ay article yoo xamante ne ndeyum charte réew mi moo ko may gis nañ ne ñoom seeni pexe mooy jéem a fexe ni ñu violé loolu ko ndeyu charte réew mi may ñu ne nag ah attention duñ ko nangu noonu nga defoon Karim Wade noonu nga defoon Khalifa Ababacar Sall
noonu nga rajee Sonko sax ci liggéeyukaayam noonu nga fi jàppee Guy Marius noonu nga fi jàppee Babacar Diop Karim Xurum Xaq Boubacar Seye Assane Diouf noonu nga fi jàppee ay nit ñi bokk ci Y'en a marre ak lu ñoo lànk ci rek yóbbu ab lettre pour yëgal autorité bi ne ko dañoo bëgg a manifester wala yóbbu ko ci benn bureau ne ko wàññil say njëkk ndax cher nañu ñu ne mais lii nag dafa ëpp kii nag fan nañ jëm ak moom bu fekkente ne moom yat wu ne pare na koo jël làbbali ko ci kaw képp koo xamante ne ni yow pare ngaa taxaw jàkkaarloog moom pour xëccoo ci xëccoo boo xamante ne nii loolu la ndeyu charte réew mi may ñu ne nag non attention ñun loolu mënuñ ko setaan ndax nag kat ci procédure bii nii dañ cee gis dañ cee seetlu ab façon boo xamante ne nii nguuru Macky Sall mu ngi koy bugg a def ci ab muusub ak akum tappale pour fexe maanaam ba élection yii di ñëw mu jaar ci prox ndoll moom dong mu doon candidat wala sax moom mu créer propre opposition am tegal ñu fi ay xeer ak ay xuur dabb ba askanu Sénégal duñ xam fan lañ jox seen bopp ñu ne nag loolu ñun duñ ko setaan kon nag muy FRAPP muy FDS muy Y'en a marre mi ngi woo képp koo xam ne doomu Sénégal nga ne fii ak nga ne bitim réew ngay góor ngay jigéen ngay mag mbala ngay ndaw mi ngi woo képp koo xam ne ci syndicat nga ne di woo képp koo xam ne ci parti politique nga ne di la wax ne nag jot na bu ñu setaanee réew mi dina nasax bu ñu setaanee Macky dinañu takk ñu ñëpp ay buum di ñu drainer ci mbedd mi def ñu ay xar kon nañu pare ndax loolu pare wuñ ko nangu ci benn yoon ñu ne ñi ngi woo suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di leen wax ne kilifa diine kilifa aada ci ab dëkk am na solo waaye solo bi ñu bëgg tey mooy ñu dimbali ñu ba kii bëgg a jël réew mi taal ko ñu wax ak moom ba kii bëgg a jël réew mi yóbbu ko fi ngay wooyee fu ndox dul am ñu artu ko ñu ngi koy ñaan kilifa yi ndax nag ci fan yii fi jógee li ñu seetlu ci Sénégal mooy ne Sénégal fi mu jëm baaxul kon ñaan nañ ko kilifa aada yi kilifa diine yi ñu waxtaan ak moom mu delloo si xelam ndax am na solo beneen bi nag mooy ñun de ñu ngi koy accuser maanaam ñu ngi koy jiiñ nañ ko ne jafe-jafe yi ne ci réew mi tey jii nii du kenn ku dul moom moo ñu ko yóbbee amul kenn ku ko mën a laam-laame amul kenn ku ko mën a nattable ndax loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li am moo tax nag ñu ne am na lu tolloog 51 personnes ay jeunes ay ndaw yu ñu jàpp ci ay manifestations yoo xamante ne jàpp nañ ne police moo leen provoqué ndax ay partisans lañ ay sénégalais lañ ay sympathisants lañ yu dem seen bërëb taxaw fa ñu fekk leen fa cokkaas leen indil leen jafe-jafe ñu ngi nii tey ci kaso bi ñenn ñi ne ñu ngi leen di torturer nañ leen bàyyi ñu dem ñibbi seen i kër et tout de suite le seul responsable maanaam kenn kese moom la ñuy jiiñ li yëpp mooy ki nga xamante ne ni moom force la xam doole la xam ndax newoon na bu ngeen takkee ay morceaux yu xonk man gisuma ko faale ma seen morceaux yu xonk man guerrier la ragaluma ak nangami sàngam ku bëgg ay la ku bëgg jàmmar loolu ku bëgg histoire la na bàyyi askanu Sénégal ci jàmm na libéré nit ñoom ñu dem ci jàmm kon nag li fi ruuse nii yëpp tey ñetti organisation yii mu di FRAPP mu di FDS ak Y'en a marre ñoo leen ko doon yeggee yéen askanu Sénégal di leen wax wasalaam. jërëjëf Thiat bu Y'en a marre mbokk taskatu xibaar yi ñun ñoo ko déggandoo déglu nañ suñu mbokk Assane Kane ci nasaraan dégg suñu mbokk Thiat ci wolof waxoon nañ nag ne bu dee am ngeen ay laaj mun nañ jël laaj yi damay wax rek ne xëy na laaj yi ci ñaari question yi nga xam ne moom la ñu abordé ci conférence de presse bi lay daal di porté dégg ngeen fi mbiru corona dégg ngeen fi mbiru liberté yi ak dossier wu wala affaire Ousmane Sonko
d'accord ku nekk mun na wax turam ak santam ba pare présenter son organe voilà yow après yow. tàmbalee ci question Pa Moussa ñetti cas yi bokkuñ ñetti cas yi leen dong lañ bokk mooy ñoom ñëpp ay opposants lañ woon loolu kese lañ bokk. L'affaire Karim Wade à l'époque demande sociale la woon sénégalais yi ñoo namoon ñu dem jëli ji lañu moom ci li ñu wax ne dañ koo sàcc ci lubal ko ci alalu réew mi. Je me répète ci kaaw Karim askanu Sénégal moo ne woon demande sociale dañoo bëgg ñu récupérer lépp loo xam ne koom-koomu réew mi la te ñii fi nekkoon doon ñu jiite nasaxal nañ ko état bi takk ay rajoom jaay ñu benn dossier jaay ñu ay milliards yu Karim Wade luubal jël suñuy milliards it jox ko Antoine mii mu jël la roppalaanam wër àdduna bi yëpp. kon ñun askan li ñu mënoon mooy lu xaar finalité bi ndax ñoo ko sàkk woon waaye fi mu mujjee neexuñu fi mu mujjee dafa mujjee doon loo xamante ne ni benn nit boo topp la ba tey nga exilé ko génne ko dëkk bi xamuñ ci yan condition kon cas boobu bokk ci kaawu Khalifa Sall dañ ko jiiñ mu am possibilité teg défense am mu toog ne waaw mu am lu mu nangu ca lañ ko jiiñ ne demeewut na ngeen ko waxee. mu def conférence de presse am ne man liñ may tuumaal liñ ma ciy wax demee wutee noonu nii la demee mu jox ci ay leeral munoo koo tëkkale munuñ koo tëkkale ak cas bii ci cas Ousmane Sonko bi nga xamante ne affaire de mœurs la ci affaire de mœurs bi moom toog na nee na loolu amut bokkut il faut pas ñu tëkkale cas yooyu. waaye ci procédure bi ni mu demee dañ cee jàngat ci ñaari procédure yu njëkk ya on a compris aujourd'hui que Macky Sall n'accepte pas que benn leader émergé de l'opposition pour mun koo faag xatal ci espace bi buggut ko moom kay nañ nekk ay xuusmaa ñàpp ñu mën a manipuler ak ñu mën a jënd pour mu mun leen bàyyi ci seen jàmm bu amee ku dëggal boppam faw mu ut na taqal on est tous responsables ñun ñëpp ñoo utoon demande sociale pour mu jàpp Karim ni finalité bi mujjee neexuñu on est tous responsables ñoo bëggoon mbirum Khalifa Sall leer fa mu mujj mooy ñi bafoué ay droit am fa mu mujj mooy ñu nasaxal ay droit am moo tax ñu ne la wóoluwuñu justice bi donte bëgg nañ cette affaire mu leer wax nañ ko bu baax a baax mi ngi ci lettre mi ngi ci kayit gi nee nañ la wóoluwuñu justice bi donte bëgg nañ histoire bi mbir mi leer waaye ñaari parti yu am la kii wax na kii wax na mais ca na état doxalee daf ñuy fàttali la fi amoon ku ndóbin rey sa maam nag foo gisee lu ñu da ngay daw xoddeeku balaa ngaa lakkale moo tax du ñu xaar ba mu ne këtt na jon muy dal suñu kaw moo tax ñu ne suñuy organisation yii bëgg nañ justice bi def liggéeyam ci ni mu waree ci anam bi mu waree pour mu grandir suñu démocratie nañ càmbar mbir mi ba mu yegg waaye du ñu nangu état làqatu ci ginnaaw pour xoqatal un opposant encore une fois de plus pour leeral terrain bi ci mu yomb loolu la ñuy wax ah. non Pape Moussa les autres ont posé la question hein. Oui. Donc Pape Moussa may ñu quoi d'accord. xam nga pour être très clair nekkuñu ci soutien d'un individu on est sur des principes démocratiques nous soutenons la démocratie de notre pays nous soutenons les droits ci suñu pays nous soutenons l'état de droit nous soutenons les libertés privation de liberté yi am jamono ji nii loolu la ñuy soutenir ñun donc il faut mu leer moo tax wax nañ la ko nee nañ la affaire bi bëgg nañ mu leer waaye it du ñu nangu leneen làqu ca ginnaaw li ñu la wax kay dafa leer beneen question bi ma bàyyi la nga ñëw peut-être. non en français c'est cette question. non bàyyi ko mu terminer. parce que sinon après il va y avoir question bi. waaw la rue ou pas. la rue ou pas loolu moom bu ñu ci yeggee dinañ la wax waaye li ñu wax mooy que les Sénégalais se tiennent prêts na Sénégalais prêt taxaw bu ñu nee acca ñu ne acca booy xeex ak nit mu pare
da ngay parrainer moom xam nga fi ñu toll ak Macky Sall lan la wura ba dem na këng wax mag kese la jàkkaarloo moo des jàkkaarloo nag anam bu ne la bi ñu sabab bi ñu am yéene mooy bi ñu woo suñu ay guide religieux ñu dem wax ak moom mu nekk nit mu bàyyi li mu nekkee bañ a taal dëkk bi bañ a yàq Sénégal booboo ñu gënal bu ñu joxul boobu bu mu ñu indil ñu jël bu mu ñu indil ñu jël bu ñu woowee ci mbedd mi fekk ñu fa suñu woowee ci waxtaan ñoo ko gën a bëgg wax fop ëpp ko wax beneen bi muy. C'est la même chose. La dame. En fait, c'est un peu la question de Moussa. Est-ce Ouais, qu'on ouais. soutient ou pas? Et tu as répondu tout à l'heure. On a répondu à ça. Tu peux changer. Je pense que dans la déclaration liminaire, le message est très clair. Sur cette question, nous exigeons la manifestation de la vérité. Parce qu'il s'agit de deux citoyens sénégalais ayant les mêmes droits. Malheureusement, il y a un parfum de conspiration derrière cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'organisation soucieuse de la démocratie, de l'état de droit, nous manifestons toute notre solidarité à Ousmane Sonko. Parce que depuis 2 jours, il est en résidence surveillée. Vous avez tous constaté la violence que la police a exercée sur des concitoyens sénégalais qui étaient partis pour exprimer de façon pacifique leur soutien à un de leurs compatriotes. Nous pensons que ceci est contraire à l'état de droit. Et sur cette question-là, l'enjeu, ce n'est pas la carrière politique d'Ousmane Sonko. L'enjeu, c'est la préservation de notre démocratie. Parce qu'avant-hier, le président Macky Sall s'est servi de la justice pour exécuter politiquement Karim Wade. Hier, il s'est également servi de la justice pour liquider politiquement Khalifa Ababacar Sall. Apparemment, c'est le même procédé qu'il veut tenter contre Ousmane Sonko. Et si ce procédé réussit, tous les citoyens honnêtes sont en jeu. Tous les citoyens honnêtes vivent en sursis dans ce pays. Nous ne pouvons pas accepter que des trafiquants de faux billets continuent de vaquer librement à leurs occupations. Nous ne pouvons pas accepter que des membres de l'APR cités dans des scandales financiers siègent tous les mercredis au Conseil des ministres. Et pendant ce temps, Assane Diouf, Guy Marius Sagna, Tchad, d'autres citoyens honnêtes qui ne font qu'exercer des droits reconnus par la Constitution soient traqués par le pouvoir de Macky Sall. Donc, pour me résumer, en tant qu'organisation, nous manifestons toute notre solidarité à M. Ousmane Sonko sur cette question-là, tout en demandant que la lumière soit faite. Il appartient bien sûr à la justice de dire qui a raison ou non. Sur la question, est-ce que nous allons investir la rue? Nous n'excluons aucune forme de lutte légale. Si jamais le président Macky Sall persiste dans sa tentative de liquider politiquement un adversaire. C'est bon. mbokk yi lii moo nekkoon ñetti laaj yi ñu ngi leen di xëy na balaa di leen di gërëm am na ñoo xam ne tardé nañu bu fekkee bëgg nañ def ay interview mbokk yaa ngi fii mën nañ xëy na la salle est petite koñ bi rëy na mën nañ accorder ay interview à ñi nga xam ne tardé nañu sur ces questions là di leen di gërëm di leen di sant ci bi mouvement bi ñuy woowe Frapp Franc Dégage ak parti bi ñuy woowe FDS ak Y'en a marre ñoo woote woon tey ndaje mi nag li ko wundu moo ne woon fàttali sénégalais yi ne njàqare am na ndax kat corona bi mi ngi gën a yokk mi ngi gën a faat te ñu gis ne nguur gi dafa banque loxo bu ñu fàttalikoo rek bi corona di soog a ñëw askan bi yëpp àndoon lëkkaloog nguur gi pour liggéey ci pour fexe corona bi jóge fi am na sax si ñun ña nga doon guleet ñuy soog a dugg fale
parce que jàpp nañ ne période feebar la suñu wareef la ñu gis nag ne na ko nguur gi doxalee woon ca jamono joojee moo waral tey Sénégal yëpp banque seen loxo kenn mayewul kenn jàppalewul kenn dimbaliwul moo tax suñu organisation ñu ne ñu ngi jox loxo sénégalais yi kaay leen ngeen dimbali ñu dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo néewle doole jox leen ñu masque jox leen ñu saabu ñu dimbali distribuer ko ci l'école yi ci car rapide yi ci arrêt yi ci marché yi ak ci gox-goxaat yi ci réew mi ndax corona bi mi ngi law te mi ngi faagaagal ginnaaw bi nga xamee ne Macky Sall lañ ko njëkkoon a jox muy 1000 milliards yi mu lebee ci suñu ndodd seddoon na ko moom ak goroom ak xariti goroom ñu yaataa yumbee ko te amul kenn ku ñu ci jox tegtal bu leer ne fii la xaalis ba dugg fee la xaalis ba jaar moo tax dafa jot Sénégalais yëpp mobiliser wu ci beneen poñ bi nga xamante ne nag moo ñu fi dajale moo ne woon mbir mii jib mu di ab mbir bu ñaari citoyen sénégalais séq ku ñuy wooyee Ousmane Sonko ak ku ñuy wooyee Adji Sarr mu doon mbir moo xam ne rek bu yemoon ca loolee kii jiñ na kii xëy na ñu suñu yoon new ca ndax ñaari sénégalais yu am lu leen jotale ñu bàyyi kon yoon def yoon mbir mi leer ndax loolu dañ ko sàkk ñoo bugg mu leer ñoo bugg dëgg bi jib waaye biñ ko seetloo gis na kat ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw gis na kat xoddeeku balaa ngaa lakkale ndax Karim Wade jaar na fi nu mu mujjee Macky dafa jël suñu justice jël suñu yoon jël suñu appareil yëpp mobiliser ko ak suñuy milliards tappale lay ci ay jiñ mujjul fenn mu nax saay lam ca am mooy bokkul ci ay élection te exilé na ko ñu ne it Khalifa Ababacar Sall lam ca am mooy bokkul ci ay élection tëj na ko kaso bu heure ba mu ko soobee mu génne ko ñu ne kon est-ce que dañuy jàng ca la fi weesu wala ndax dañuy toog croiser les bras toog xool surtout nag bi nga xamante ne ñaari citoyen yooyu am nañu jafe-jafe kii wax waxam ñu war a xaar yoon moom dafa xëy yabal police am ñu ñëw maanaam tëj kii di Ousmane Sonko ne ko yow amoo droit génn amoo droit noy amoo droit sëqat kon tàmbali nañoo jël ay droit am te demaguñ fenn ñu ne kon nag ñun loolu duñ ko setaan looloo waraloon tey ñu woote parce que duñu nangu Macky Sall jaar ci prox ndollu problème mu ñaari sénégalais profité ci pour régler ay problème mu élection am profité ci sarax ci ndëgg sarax gi dugg dem ut troisième mandat profité ci dem ci ay élection moom mbër la moo xam ne moom day bàkku waaye taqandeeram dong la bëgg di bëreel bëggul am adversaire face à lui mooy woon nañ suñu kilifa diine yi di leen ñaan njekk ne leen seen i doom seen i sët ak seen i taalibe ñoo leen ñaan ngeen dimbali leen waxtaan ak Macky Sall ndax Macky Sall fi mu jëmale réew mi baaxut mi ngi taal dëkk bi ci moom lañ gisee luñ musul gis ay famille yuñ toj seen i kër waajur yi di jooy yenn seen ay mat la amuñ fu ñu jëm ci nguuram lañ gisee ñu socc suñu ay suuf foye ko ba amatuñ dara moomatuñ dara ci nguuram lañ gisee sénégalais yi lot lool sonn lool loof lool ci moom it nguuram la ñu gisee ay xoqatal akum jaayum doole ñu ne kon kilifa diine yi li laa war a sóoli artu leen ko mu bàyyi li mu nekkee waaye nag ñun ñi di mbedd mi ñun ñii di askan bi moom ci lu mu ñu woo ñu wuyu ko ci lu mu ci bañul bañuñ ko ci lu mu pare nañ ko ci